di sant ñëpp di jégalu nag bu baax a baax suñu mbokk yi waa presse bi ci retard bi di gërëm di sant mbooloo mu fi ñëw tey pour fekk si tey conférence de presse bi di gërëm di sant tamit coalition Yewwi Askan Wi ci seen teewaay wante ngeen may ma tamit ma gërëm ma sant tamit coalition Yewwi Askan Wi ci seen taxawaay ak ci jàppale bu ñu may jàppale ci agression bu may dund nii ak tamit agression bu ñuy teg nii ci kaw démocratie wu Sénégal te coalition conférence des leaders yëkkati seen kàddu jaarale ko ci Khalifa Ababacar Sall ak ci Ousmane Sonko di leen di gërëm di leen di sant di gërëm tamit di sant bu baax a baax sénégalais yi nekk fii biir réew mi ak ñu nekk bitim réew ci seen soutien ci seen ay message ci seen ay encouragement lii conférence de presse bi lu ko waral mooy caaxaan bu ñu fi woote mooy nguuru président Macky Sall ne dañuy woote tribunal mercredi le 10 novembre ne dañ may àtte ci xeex bu fi amoon fii ci buntu mairie bi 10 ans ci ginnaaw 10 ans laa wax ci ginnaaw loolu ci 2011 la woon ngeen may ma rek ma xaw a delluwaat tuuti ci ginnaaw parce que ñu bëri dañuy wax ci dossier bi te luñ ci wax xamuñ ci lu bëri parce que xaw na yàgg donc ñu bëri sax dañuy dem sax ba fàtte lu bëri ci dossier bi daanaka xew-xew bi bu muy am dañ doon xeex 3e mandat ñu ne 3e mandat du fi am justice bi def leen neex nguur bu fi nekkoon ñu jox leen 3e mandat mu am fi lu toll ci 17 sénégalais yi fi ñàkk seen bakkan 17 ci lan ci 3e mandat dañ ko fiy tere ñu fi nekkoon forcé justice bi jàppale leen ci loolu ba 3e mandat bi am wante ku fi nekkoon jamono boobu comme président moom daanaka mën nañ ko contre wante garmi la woon parce que moom mayoon na ku nekk mu mën a nekk candidat ci élection yi moom tamit mayoon na tamit ku nekk ci élection yi nga mën a jot ci sa carte électeur moom tamit mu nangu lu ngeen xam ne ni mooy règle élémentaire u élection ñu dem élection mu bett dem yoonam président Macky Sall laata loolu am ñëw na toog suma kër def conférence de presse ànd si ak suma wajur bu góor lu mu waxoon Sénégal ñëpp ko déggoon mu ne Barthélémy Dias dañ ko jaay doole mu ne Barthélémy Dias dañ ko tooñ mu ne Barthélémy Dias dañu bëggoon jël bakkanam mu ne Barthélémy Dias dafa défendre mu ne état du Sénégal ñoom ñooy responsable wax na sax ba wax ay waxu mercenaire mu ne mercenaire mooy Samba Boy buy nangu def ñaawteef ci kaw ñu jox ko ay koppar ñun dañ leen di woy ay nervi loolu bu muy am man maa ngi yoon ci kaso bi élection passée Macky Sall fekk ma ci kaso bi dugal ma ci liste député ma ànd ak moom ci liggéey bi ñuy liggéey suma mandat naroon nekk mandat juróomi at ñu dawal ñetti at man ma bokk ci parti socialiste ma bokk ci ñu waxoon ci parti socialiste PS dafa door a am candidat te suñu candidat mooy Khalifa Ababacar Sall wax jooju nag loolu nag moo may indil torof yépp ñu may dund tey nii ñu daal di jàpp dossier bi ne da indil Barth yóbbul Barth indil Barth yóbbul Barth ñu ne dañuy yëkkati suma immunité parlementaire ma leen waa yéen wala ngeen di wax waxu immunité parlementaire da ngeen ma laaj man maa ne damaa bëgg ñu àtte ma kon man waxu immunité parlementaire waxuma waxu immunité parlementaire archive yi ñu ngi fi ma dem assemblée nationale président Moustapha Niass na ma dañ lay déglu ma ne ko président yow suma wajur nga soxlawul ñu may déglu
parce que xeex bi bu muy am nekk gu moon di appel parce que soo gisee lu ñu la condamné loolu meurtre amu ci crime amu ci kon loolu mënu la tere nga bokk élection ma ne ko déet day yomb ma ne ko man mënu ma nangu ñu may tëj benn fanu kaso même ak sursis dañ ma tooñ ma ne ko nag balaa may dee ñu ne ma dañ may naa fay 25 millions njabootu waajooju te mu nekkoon nervi Macky Sall di ko woowee mercenaire nervi yooyu tey ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di song Ousmane Sonko di song Guy Marius Sagna mois de mars lu toll ci 14 sénégalais ñàkk seen bakkan ci réew mi ñu gis fi ay nit du ñu ay policier du ñu ay gendarme ay ponk lu nit yor seen ay fetel di dox ci mbedd yi di dugg ci ay kër di boom ay doomu aadama ñépp ko fi gis tout le monde 14 sénégalais ñoo fi ñàkk seen bakkan procureur de la république nee na dafa gumba moom nee na moom mënutul gis ministre de la justice nee na moom dafa gumba dafa tëx loolu moo fi am ñoom nag 10 ans ñu ngi may topp ci benn laa wax benn nervi bu fi ñàkk bakkanam ci lan ci ñaawteef wante 14 sénégalais yu ñàkk seen bakkan ñu boom leen ci mbedd ji kooku moom daanaka soxlul sax ñu ciy wax ñu ci débat parce que dossier amul procès amul enquête amul te dégg ngeen président Macky Sall wax na leen ko jam ñaajo na leen lu fi amoon mois de mars xawma lan du fi amati dama ne su la jinnee pese defaatal lu ko defoon mars rek nga xool lu fi amati dama ne dossier bii dañ may àtte ma jàpp ni luñ ma daan du dëgg du yoon ma appel ñu jël appel bi ne dañ may jugé appel bi moom bañ may woowee cour d'appel ba tey dañuy renvoi di renvoi lu tax ma dinaa ci wax parce que kilifa bu waxul dëgg wala kilifa bu wax dëgg bu dëppwul ak dëgg lu ko wax dëgg yàlla xaw ma nuñ lay woowee ci wolof wante ci tubaab daal xam nga tubaab moom ñun moom la ñu nàmp te damay bañ a wax bu ñagas wante ku fi toog nga ne yow Barthélémy Diaz depuis le 7 juillet xamoon na que de 10 novembre dañ koy woo tribunal wax boobu wax jooju dëppawul ak dëgg mooy lu tubaab di woy mensonge yéen waa presse bi am ngeen internet yomb na vérifier am ngeen Google yomb na vérifier na ngeen dem ngeen tapé le 8 octobre 2020 ngeen xool le 8 octobre 2020 dañ maa renvoyé au 18 octobre 2020 ma ñëw 18 octobre 2020 juge bi bëggoon ko renvoyé ay décembre noonu ay janvier ma ne ko sëriñ bi mu ne ma naam ngeen may ma nag ma nuyu ko sargal ko mi ngi tudd Serigne Bara Gueye parce que may na ma lu ngeen xam ne ni mënoon na lank bañ ne du ma ko jox dama koy nag maa bëgg a woo ci mois de décembre day am feetu Noël man catholique la xam nga bëgg a woo jullit nga ne ko ëllëg mooy tabaski kooku daanaka da nga koy teg problème parce que yeneen problème lay am mu nangul ma ko ñuy wax waxu ay début janvier du ma ko fàtte parce que joxoon na date 8 janvier ma ne ko 8 janvier bi du ma arrangé parce que 8 janvier bi suma anniversaire bu papa la te man suma kër daanaka ñun ay gourmet lañu ñun anniversaire ñun daanaka ñun moom daanaka dañuy ngénte rek di dem du ma sa jeex ñuy wax di wax mu ne ma ban date moo lay arrangé ma ne ko monsieur le juge ma ne ko man damay dem Canada ma yoroon suma ay këyit ak yëpp ma ne ko damay dem ci benn école bu ñuy wooyee York University bu nekk Toronto suma inscription bi nii damaa ngi dem defi benn master moo bëggoon nga may ma dem ba mu pare suma master ma ñibbisi te ñëpp a ngi toog wante ñëpp bi man kese la ak papu xale bi amul benn neex bi amul kenn kuy bàyyeeku ci parti bu fi nekkoon ci jamono boobu amul benn commanditaire man nekk fa nekk ñu nekk di wax ñu ne non dossier bi mënuñu ko àtte parce que fii nervi yi newuñu fi parti yëpp newuñu fi nañ ko dàq ñu nekkoon nañ ko dàq au 7 juillet 2021 ñëpp toog ci salle bi ñëpp d'accord le 7 juillet man le 7 juillet ma dem tribunal ma ñëw dugg toog 8h30 maa ngi toog ak Khalifa Sall ñu toog ba 10h kenn woowu ma 10h30 kenn woowu ma ne waaw lii nu mu demee nii 11h kenn woowu ma ma woo Demba Ciré Bathily maître Demba Ciré Bathily ma ne ko mais maître man de d'habitude dañ ma doon woo ay booru maximum 9h30 10h ñu woo ñu
mu ne ma xaaral ma dem seeti greffier bi mu dem seeti greffier bi greffier bi nekkul seen dossier new fi ma gis Demba Ciré Bathily dem interpeller juge bi arrêté audience bi juge bi interpellé substitut du procureur bi mu ne ko waaw mais est-ce que dossier bi mi ngi fi substitut du procureur bi xool juge bi ne ko dossier bi kenn programmé wu ko tey kenn enrôlé wu ko ci rôle audience yi yow soo programmé wu ne benn dossier naka nga ko mën a reporter à une date soi-disant qui correspond au 10 novembre c'est faux c'est archi faux et si vous insistez c'est un mensonge c'est tout parce que nag kilifa du fen parce que nag nous sommes dans une bataille d'opinion et trop c'est trop. Cette justice n'inspire aucune confiance à aucun citoyen dans ce pays à cause de votre comportement. C'est un comportement qui est inadmissible, inacceptable et intolérable. Et je vous le dis, vous êtes en train de jouer avec le feu. Ce pays en a marre. Dama ne ñu nekk tribunal dañu xoolaat seen taxawaay parce que nag dafa am ñu ciy bokk dañuy juum di jaawale. ñu ci bëri dañuy jël péché dañ la laal wante nga nekk magistrat kenn du la laal daanaka lépp lu fi am ci Sénégal ci ay magistrat ñoom duñu def benn ñaawteef ñoom duñu dëpp kees ñoom duñu signé ay faux papier ñoom duñu jël xaalis ñoom duñu xool jabaru jàmbur ñoom duñu def dara ñoom daal ñoom macha allah ñoom daal ñoom ay wëliw loolu ñoom def ñu daal ma bëgg nag wax jooju ñu teg ko ci suuf fii menace amu fii luñ fi woote tey mooy fulla ak fayda parce que nag lu ëpp tuuru mercredi le 10 novembre dama fas yéene dem tribunal parce que dama nekk citoyen sénégalais te man maa sàkku ci justice ñu àtte ma mais biiralaat du ma fi wax dama ne juge boobu bu ñëwee Serigne Bara Gueye maa ngi koy jaajëfee parce que man damay xool nit mën naa xamee di dañee kon maa ngi koy jaajëfee wante ñu fa toogal état du Sénégal xam nañ seen bopp moo tax dama ne procureur boobu ñu koy woowee Serigne Diaby du noonu moom comme nee na day jël këyit gën a communiqué di wax ne ni que Barthélémy Dias moo ko doon xam ne ni que day ñëw tribunal le 10 novembre waa bisimilah maa ngi ñëw tribunal le 10 novembre yow nag bàyyi di jël ay substitut nga leen kaay leen toog yow kaay toog yow da ngay ñëw toog ma ñëw toog comme ne nag danga may àtte ma xam lan nga fiy àtte lan ngeen di fi àtte da ngeen toog ngeen ne man Barthélémy Dias da ngeen di ma topp ndax lan damaa yoroon gànnaay te gànnaay boobu daanaka damaa ko yor wante yoruma këyit pour yor gànnaay boobu te waxtu ju dëppwul ak dëgg yéen waa presse maa ngi sàkku ci yéen ngeen dem ci Google ngeen wut ci Google ngeen dem su leen neexee ci site internet bu ñuy wooyee parce que foofu laa ko jëlee ngeen jëlee ko ci këyit bi nii mooy këyitu bii moom dama ko jëlee ci leeral.net date bi mooy le 22 août 2011 kii mooy laata fusillade bi di am parce que fusillade mi ngi am décembre 2011 kii août 2011 la woon mi ngi nii le 22 août 2011 ngeen xool décision de la Cour suprême Ousmane Ngom moo fi nekkoon ministre de l'intérieur doon ma jaay doole jóg bés woo waa DST mooy direction de la sûreté du territoire moom benn mag bu baax moo fa newoon ñu koy woowee commissaire Abou Diop ñu ngi koy jox wàccuwaayam au passage mu woo leen ne leen Barthélémy Dias bëggatuñu Barthélémy Dias am këyit bu koy may sañ-sañ mu am feten naka ngeen mënee toog tey ngeen ne man da ngeen di ma topp ci benn dossier ngeen taxaw fii di nekk man damaa yoroon gànnaay te yoru woon autorisation pour permis de port d'arme wax jooju dëppwul ak dëgg ñu ne waaw mais Barthélémy Dias dafa yoroon ay yeneen gànnaay mais dama ne ku bëgg a lépp na nga lépp nous sommes en pénal lii pénal la pénal amul léeboon pénal da ngay ne Barthélémy Dias yow yaa def lii yaay indi preuve ne lii yaa ko def ni nga ko defee fii nga jaar pour def ko fetel bu ma fi jot doon wax naa ko 9 millimètres la woon xam naa fu ma ko jëndee jox naa leen facture jox naa leen lépp damoon nañ sax ba bëgg sax tëj armurerie bi ndax jaay tamit doole fetel bi ba tey mi ngi commissariat central mi ngi sûreté urbaine ñoom suñ taxawee tey ñu ne man maa rey Samba Boy boobu bu ñu doon woy Ndiaga Diouf ñoom nañu génne fetel bu rey xale bi
te nañu génne les preuves pour wane ne que man maa rey nervi boobu mais c'est trop facile taxaw fii ne ma non gànnaay boobu da nga ko sànni géej gànnaay boobu da nga ko dugal sa suufu lal gànnaay boobu dama ne ku bëgg a léeb na nga léeb ku bëgg a fooy sa xel na nga fooy sa xel man léebuma man fooyewuma suma xel te lu may ñaawlu ci lii je le répète mooy instrumentalisation de la justice dans ce dossier bi mën naa juuma wante ku ko nar a àtte taa wax mën naa juum mais je pense que kooku waajuram bu jigéen juddugul waaw parce que dama ne munoo bëgg a àtte dossier bu mel ni fusillade de Mermoz Sacré-Cœur te amul benn nervi bu fi toog amut mais yéen gënaat na vidéo yi jour boobu bu ñuy ñëw fii ci buntu mairie bi nee nañu ñoom gendarmerie bi nee nañu ils ont ramassé 77 douilles yéen xam ngeen 77 douilles ñaata chargeur ci ñu xam fetal kooku naka la benn nit moom kese di génn ci mbedd bi di moom kese rek muy fet di tir nii moom kese rek 77 douilles c'est au moins 5 chargeurs xeex bi TFM lu mu wane ci xeex bi loolu bokk matul sax 20% wu xeex bi nga ñëw taxaw tey nga ne da ngay àtte rek Barthélémy Dias ak ay garde du corps wante parti bu fi nekkoon jamono boobu joroon ay oto joroon essence am génne xaalisam fay ay samba boy comme tey rek parti bi nu mu koy defee même chose ñooñu parti boobu amul benn responsable bu ci dugal loxo kenn ci ñoom def ko te eux tous ils sont encore là vivants tous ñu dem ba ci biir ñu ne bon mais nervi yi ñoom tamit amul kenn ku ci condamné tam leen ngeen xool première instance lu ñu condamné nervi yi amul kenn ku ci condamné 1 jour de prison ñoom ñëpp dañ leen condamné ay association de malfaiteurs ay rassemblement illicite ci ndaw ñi dama ne mercredi ñun lu ñuy woote Sénégal mooy résistance comme nu ñu woote woon mars résistance moom la ñuy woote waat tey résistance parce que dama ne ku xamul buur dee na nga xam ne ni buur wuti dina dépense waaw parce que nag lu ëpp tuuru le 10 novembre ginnaaw suba la dinaa dem tribunal wante suñ fa toogee nu ko waxee waa ji di layam yi noonu suñ fa toogee di layam yi laa wax man su ko gaañee xamulee ma xamal leen ko man dama nekk candidat élection locale coalition Yewwi Askan Wi ci mairie de Dakar te damay dem campagne yi lu may bañ rek parce que man duma menacer kenn man damay wax lu may def ku mu neexul tamit na la yàlla may xolu muñ wante lu may def dinaa leen ko wax su ngeen ma woowaatee tribunal après le 10 novembre je ne viendrai plus vous répondre dama bëgg a wax ci leer te ma bëgg tamit parce que je xam naa lu ñu namm ci dossier bi xam naa luñ ci namm parce que wax naa ko sànq ci tubaab nee naa ñoom ba ñuy dégg Barthélémy Dias day wuti mairie de Dakar dañuy def seen sondage ñu xoolaat sondage bi ñu foog ne lii ay film la wante dañu xamul ne yàlla mooy buur ñu ne bon mbir bi comme ni la tëddee nañ jéem a xool naka la ñuy accélérer dossier bi joxewul dara ñu ne bon maintenant ñun nañu jéem a xool naka la ñuy jëlee décret présidentiel ñu nommé ci maire de Dakar par décret ndax ñu mën a galgal Barth bañ a nekk maire de Dakar ñu yuuxu dox lu ñuy dox xeex lu ñuy xeex gars yi jël loolu teg ko ci suuf ñu dawalaat ñu ne bon comme loolu yëpp doxut nañ jéem a xool nu ñu jëlee mairie de Dakar ñu sayal ko mu bañ amati ñu defaat même chose kaas yuuxu xeex gars yi tamit jël loolu teg ko ci suuf ñoom nag seen yaakaar dafa tas ci
coalition Yewwi Askan Wi ci tànn bu ñu ma tànn pour man ma nekk seen candidat fii département de Dakar mairie de Dakar. lu may dëgg man maa ngi déposé suma dossier ci candidature de Dakar maa ngi koy déposé le 4 novembre ci suba si à 8h du matin. le 5 novembre ñu ñëw suma kër indi seen këyit bi ku ko xool da nga xam ne ni lii ab mbiru complot la.